sunu gan gi yegsiwul waaye nu jokk ak moom ci téléphone bi El Malick Seck salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Babacar. yow yaay ki yor wàllu xibaar ak jokko ci parti Pastef tar léegi de moom lii moom du Pastef. waa du Pastef dëgg la. gàllankoor la rek waaye ñu ngi ci jégalu bu baax. may wax tamit ne du El Malick rek waaye. El Malick Ndiaye bu Pastef kon mooy sunu gan waxtaan wi ñu door kook tuuma yi nga xam ni Alaaji Diouf di avocat Mamour Diallo directeur de domaine yëkkati ko teg seen kaw démb ne 94 milliards yi Ousmane Sonko di candidat à élection présidentielle yëkkati di ko jiñaate moomu lu jig njàkk mooy njàkk yéen waa Pastef luy seenu tontu. waaw xam nga ñun waxi El Hadj Diouf moom daanaka daawuñ ci sax di bëgg di àdd lu bëri ndax ñëpp xam nañ ne ba dara dul dara dafa mës a dal ci kaw Ousmane Sonko dara waralu ko nag lu dul xëy na fiiraange laa ko mën a tuddee wala leneen ndax nit la woon koo xam ne fu mu toll daraan wax ni moom mooy député du peuple waaye ñu jàpp ne loolu da ka daan wax rek ngir mën a jaay boppam ci wàllu liggéey bi def ngir mën a jéem a yokk darajaam mais na mu daan doxalee mosul nekk député du peuple ndax saa yu intérêt peuple bi taxawee intérêt am taxaw mu dem ci intérêt am ndax gis ngeen mbirum Franck Timis ni mu ci doxale génn na wax na artu na def na ay plainte wax na lu ko neex waaye France daal di ci dem ñuy wax ne rek dafa nekk koo xamante ne nii soo xoolee ci dossier yu mel ni gars yi dañ koy faral di jël ngir mu lëndëmal xel yi ngir mu jaxase indi coow lu bëri wax ji bëri mais ci wàllum yoon dañu xam ne ala kulli xaal du mujj fenn donc du sax rôlu avocat li mu wax ci 94 milliards yi yaakaar naa ne li koy teggi lu yomb la ndax président Ousmane Sonko ci huit mois lañ def enquête mu déposé ko ci table procureur le 6 mai yaakaar naa mbir mi coow li mi ngi door a jóg 4 mois après te parce que 4 mois après déposé na ko xamul famille bi gisul famille bi 4 mois après les famille bi lañ door a dégg ne am na kat ku déposé dossier bi ñoom ñu jàpp ne kii kat déposé ko te xamuñu ko defuñu si dara mu porté ci plainte xëy na jaadu na ñu gis ko ngir am buntu ci suñu dossier bii nga xam ne yàgg nañ ci topp ay ati at donc bu ni mbirum xaalis moom moo tax ba président Ousmane Sonko jël dossier bi porté plainte yaakaar naa ne loolu tekki ko lu yomb la waxi naxa saxandang la ci gàttal. waaye Ousmane Sonko itam dégg nañ ko ci enregistrement boobu nga xam ne réunion boobu mu seqoon ak ñi moom pàkk yooyu mu ci wax ni dina jëflanteeg ñoom loolu kay amatul laam-laame ba pare jëfandikoo société yi mu sanc ngir ñu ne fell ca 10 milliards ci 94 milliards yi. dama bëgg rek mu leer nañ yaakaar naa enregistrement boobu seetalul président Ousmane Sonko taxalu ko ndax ba mu dégg ngeen ko lu mat 20 minutes bi mu introduire li mu ci wax dafa leer nañ que moom que famille bi ñëw ci moom que famille bi bañ a ñëw ci moom day topp dossier bi ba mu jeex ndax ba mu déposé plainte xamul famille bi bu demee ba gis ne xëy na kii kat ay nit proposé nañ leen ne leen dem leen gis ku mel ni président Ousmane Sonko mën na leen jàppale ci dossier bi ñoom ñu ñëw fa dafa wax ak ñoom ci anam yu leer nañ mooy lan mooy dossier bi intérêt Sénégal moo tax parce que mbirum 94 milliards basé sur du faux moom moo tax ma bind déposer plainte ci table procureur yemuma ci ma def lettre dénonciation adressé ko corps de contrôle yi ci mel ni OFNAC ak IGE ba OFNAC jot ko ci déglu donc buñ ñëwaatee ñoom indi nu koy waxee ñëw ne dañu bëgg ñu jàppale leen ci dossier bi président Ousmane Sonko daan ni comme moom société am bu ci duggee mën nañu donte dara terewu ko ci loi ndax loolu baax na Sénégalais yi xam ko waaye comme moom dafa porté woon plainte ci dossier bi su ci duggee rek yu mel nii la doon bañ maanaam yi ñu wax tey naan intérêt ko ci dugaloon ak yooyu te yàlla xam na ne bi mu koy déposé xamul woon famille bi ñeenti weer ginnaaw la ñuy door a ñëw. Georges da ci jóg moo tax moom. mais est-ce que leeral moo ko taxoon a dugg ci dossier bi wala liggéeyam consultance am ca dara moo ko taxoon a dugg ci dossier bi. leeral ndax après daf leen a boole keneen pour mu gérer dossier bi ndax moom
la mu waroon a def ci dossier bi yëpp daf ko def mooy déposer plainte xam nga nit moom boo amee dossier boo xam ne yow dañ ci tax wala maanaam dafa sous-traité dossier bi maanaam da koo sous-traité. non ban sous-traité wu ko dem leen xool ka moom Mercalex 2014 lañ ko créé président Ousmane Sonko mi ngi créé société Atlas novembre 2017 biñ ko dàqee ba pare xanaa nit ki doo ko dàq ba pare nag ne ko doo wut liggéey. mais ñu ne Mercalex mu di Atlas turu waajooju noonu ci boppam dañ koy gis ci ñaari sociétés yëpp nee nañ. non Atlas société expertise yéen xam ngeen ne benn nitu koy moom waaye yéen xam ngeen ko dem leen gëstu ci te ci turu Ousmane Sonko la nekk. Mercalex ci turu Ismaïla Ba la nekk. rien à voir yaakaar naa gis nga dossier wu 94 milliards bi. def yëpp def nañ ko. procureur de la République bu ngeen xoolee ci kaawu Khalifa Sall dafa accéléré ngir leeral nit bi génn def conférence de presse. lillaay wa rasul ñun li ñu koy ñaan mooy dafa bëgg yëf yi leer na génn teg dossier bi ci table bi ñu def enquête. mais El Malick Ndiaye dafa fekkee itam seen njiit Ousmane Sonko day yëngal mbir yu bëri yoo xam ni bu yëngoo ba yëngu après safaan daa mel ni moo cay am waxoon na ni député yi dañ leen di waaj jox ko ne 10 millions loolu monsieur su ko gis gars yi nañ musul am assemblée nationale wax ngeen fii itam ay jamono lu jëmoon ci livre bi mu doon waaj a génnee mu ni dañ ko aaye Sénégal loola boo ko vérifié amul benn dogal bu jëmoon ca loola ngeen yëkkati yeneen ak yeneen ba tax fi mu toll nii am na ci ñoo xam ne ñu bëri bu Ousmane Sonko waxee daal seen xel day tey ci gëm ko. xanaa Babacar dama yaakaar ne yow la sa xel di tey waaye ñun moom lépp lu ñu wax sénégalais gis nañ ko bañ dalee wax ba léegi nit musul génn wett ñu nit musuñu porter plainte ndax lépp lu ñu wax c'est documenté gis nga mbirum 10 millions yi benn député boo xam ne jàpp na ne amul mais na porter plainte wala ñu woo ko foofu déglu ko loolu kay dafa leer mais lu am la lu leer nañ la. mais mënta leer tant que yéen génnewu leen kayit yi kay firndeel. dama ne loolu du loo xam ne dañ ko bind ci kayit waaye am na ay. boo leen ne am ngeen kayit gi ci 94 milliards yi Ousmane Sonko nee na yor na kayit li mais day xaar ba procureur woolu ko est-ce que jaaduwul woon. boo ko dafa jël kayit yi dem déposé ko ci table procureur kayit yaa ngi ci table. waaw mais askan wee tax ñuy wax askan wi nga xamante ne nee ngeen da ngeen ko bëgg a leeral ci gëttu askan wi est-ce que jaaduwul itam ngeen génne kayit yi pour wan nit ñi ne mbir maa ngi si xelu kenn bañ a tey. waaw mais dama ne. nit koo xam ne dafa def enquête am yu leer jël toutes les pièces justificatives dem ba table procureur ne ko yëf yaa ngi nii procureur soxlawul sax enquête tellement liñ ko déposé ci document dafa leer lan ngeen bëgg ci. mais xam na ne itam procureur mënu ko wóolu ndax li mu doonub député bala ko procureur di wóolu am na fu bëri fu mu war a jaar. mais nag génne lancé enquête bi biñ bëggee wóolu Khalifa nan lañ def. te ku nekk candidat élection présidentielle tamit mëne su ko woolu loolu itam xam nga boo ne nañ ma woo te xam ni mëne su laa woo dëgg-dëgg problème la. waaw ma ni Babacar yaakaar naa ni daal dossier wu 94 milliards bi soxna wuy mi si yàgg bu ngeen bëggee mu leer yéen RFM woo leen procureur ngeen nekkoon na leeral yëf yi loolu yomb na yaakaar na. waaw egsi nga léegi nag ci studio bi El Malick Ndiaye ñu wax itam ne Ousmane Sonko moomule mi ngi waajal élection présidentielle yi dossiers yi ñu bàyyi kon ñu xool fu wane di mu jékki gëtam waaye bu dee ci wàllu élection présidentielle yeeg li fi Ousmane Sonko waxoon tamit ne du mës a lëkkaloog politicien classique professionnel yi ñu gis ko muy dem ca ñoom ay dëmbooj ak yooyu naan day tànqi ut ku mu lënkalool loolu tam du safaan ci doxalina. da ngeen ko xam nga président Ousmane Sonko constance moo ko may li mu am ba yegg si fii tey moo Pastef di parti Pastef les patriotes maanaam dañu indi weneen xeetu doxalin wu yees ci wàllu politique lal ko nag ci wax askan wi lan mooy dëgg nan la ñu yoree seen réew yàqu-yàqu yi. El Malick loolu yëpp dëgg la. waaye dama ni Ousmane Sonko mi yëkkati kàddu. falaa jëm ne du jëflanteeg politicien fi ne Karim Wade woo na ma jëluma ko. falaa jëm mu jigi léegi ngay seeti ay dëgg ak ñoom seen. falaa jëm boo dégloo rek di nga comprendre constance boobu yóbbu ko mu ñëw yamu ci proposer Sénégalais yi une vision ne leen la veille de la campagne programme baa ngi ñëw
te programme bi incha allah rabbi di ngeen ko dégg à partir de ce soir xam naa ne rajo yëpp dinañ ci wax. léegi nag kaawu Karim Wade ba mu koy woo effectivement président Ousmane Sonko boobu Karim Wade moom mi ngi fële moom mu nekk fii di xeex bi li mu waxoon dafa leer xeex bi fii la mënuñu nangu parce que tamit mënuñu nekk bul ci saa yu ñu xëyee dégg ñu ne Karim Wade a câblé X Karim Wade a câblé Y ñu ne ñun duñu bokk ci ñi ñuy câblé te on est resté constant sur ça. ñi ñëwaat ci kaawu Aïda Mbodj mais dañu wax ne ñun dañu taxaw ñu ni dañuy xeex système bi taxaw aussi ci cadre xeex parrainage bi acte opposition beeg yépp ñu bokk ceeg ñoom toute l'opposition ba mu jeex ça n'a rien à voir maintenant ak projet de société nga ñëw nga ne da nga war a proposer Sénégalais yi ñi nga war a àndal. El Malick ñun ngay jéem a nax ci cadre C25. non li may wax ni dafa leer ci cadre C25 bi. On a discuté avec toute l'opposition parce qu'il fallait mener des actions communes. Est-ce que dégg ngeen Aïda Mbodj du ma sa wax ni Ousmane Sonko dafa dem pour mu jàppale ko du ko ma sa wax. du ma sa non loolu dama bëgg mu leer. lu mu fa wuti woon kon. dama bëgg mu leer gis nga ñi xam Aïda Mbodj xam Ousmane Sonko à l'intérieur à l'hémicycle xam na ne ils entretiennent des relations très très fraternelles. Ça c'est clair. Mais la deuxième chose mooy bi mu fa demee aussi. gis nga tey on rencontre toute l'opposition parce que dafa am lu président Ousmane Sonko doon wax mooy nañu fexe ba am 2 ou 3 grands pôles ci cadre opposition bi ñëpp retrouver wu autour de su ko defee ñu mën a dès le premier tour éliminer le candidat Macky Sall. tey xool leen ñan ñoo nekk di rejoindre Ousmane Sonko Boubacar Camara Pierre Goudiaby Atepa Bruno D'erneville docteur Abdoulaye Niane etc. ak ñeneen ñoo xam ne ils vont se prononcer très bientôt. on est resté toujours ci 3e voie boobu ñu tracé. ñooñu nga tudd. muy Pierre Goudiaby Atepa. gis nañ ko fi da doon jëflanteeg nguurug Abdou Diouf nguurug Abdoulaye Wade bu demoon na sax ba indi lënt ci biir ordre des architectes mu mujjee caa génn ki nga xamante ne moom mooy Boubacar Camara système bi ngeen di xeex itam mu nga ca woon ndax liggéey naa Karim Wade nekkoon secrétaire général du ministère am mais buñ taxawee tuuti ci nga xamante ne sax wax nga ko mu di Aïda Mbodj nee nga gaa du ngir ñu bokk ab coalition wala ab alliance mais Aïssata Tall Sall mi nekkoon ci parti socialiste bokk itam ci jamono ji ci ak Macky Sall dem fekkiwaat ko moom ci wàllu boppam yëkki na kàddu ne Ousmane Sonko ñëwoon na ci moom te loolu pour alliance la woon. te ci système bi la ba léegi. non da ngay déglu bu baax li may wax dafa leer. xam nga boo waxee ne Boubacar Camara système bi la mën nga wax ne kon Ousmane Sonko ci système bi la parce que mi ngi doon liggéey en tant que fonctionnaire. xam nga bu ñuy wax système on parle de responsabilité politique yoo xam ne nit ñi am nañ ko ñu mën leen a jox xar bi parce que nekk ci système bi. maanaam nga liggéey ci jamono yi nga xam ne régime PDS régime PS taxul par exemple ñu ne kii kat sellalul bi mu liggéey wala bokk na ci ñu yàq réew mi wala et cetera c'est-à-dire que dañu wax ne fii Sénégal am na ay hommes yoo xamante ne ni ils sont restés constants crédibles Aïssata Tall Sall xëy na dem na ci Macky Sall mais lu ñu mën a wax dëgg yàlla am de tout son trajectoire sénégalais yi dañu mës a am bët bu rafet ci moom ñu wax benn affaire mu leer. tey ñun dañu tracé benn yoon ne anti système la koo xam ne dafa nekkoon par exemple ci Aïssata Tall Sall bu demoon ba gis ne Ousmane Sonko kër yoon bii mu tracé moom mooy yoon bi nga xam ne moom mooy mën a jëmale Sénégal effectivement faut que ñu génn ci système parce que système bi duñ ko yemale ci politique yi kese système bi ay composantes yu bëri la ak puissance étrangère yi ñoom bu ñu gisee ci koo xam ne c'est un salut c'est-à-dire que kii nii système bi mu proposé mën na indi un Sénégal souverain ñoom ñu ne bàyyi nañ la ñu nekkoon ngir ñëw jàppale kii ci système bi ñu bëgg a teg mais loolu mooy li mën a sauver Sénégal c'est-à-dire que xam nga tey man lan laa doon mën a d'accord Ousmane Sonko ak Pastef li ñu doon xeex ba fii ñu bàyyi ko fi dem adopté beneen programme mu jàmbur wala ñu dem adopté leneen loo xamante ne ni bokkut ak principe yi ñu doon xeex mais tey la waalo gën a aay te ku déglu ci kanam tuuti fii ngoon suñu programme di nga xam ne position yooyu ñu amoon dès le départ jusqu'à présent dara soppeeku ci
El Malick Ndiaye mi nga xam ni mooy secrétaire à la communication Pastef mooy sunu gan ba tey ci coow yi ngeen fi doon yëkkati fan yee laata loolu sax bëgg naa la laaj yaa ngi wax ni yéen a ngi jëflante gaa yaa ngi leen di fekk si waaye xanaa gestu leen seen ginnaaw gis ni Idrissa Seck bu doon football tey def na remontada ci wàllu langue politique gi loola foog na dina leen gaañ xus ca la ngeen waroon am xëy na ci élection yi. jamais dañ koy wax yaakaar naa président Ousmane Sonko respect bu am la am envers président Idrissa Seck et vice versa barki Dembo Ndiaye bi ñu tojatee suñu siège bi déplacé woon na ñëw fa xam nga dafa nekk ñaan bu nangu ñun dañu wax ne dañu yàgg bëgg opposition bi am benn wala ñaar wala maximum ñetti pôle yoo xamante ne nii ñooy dajale ñëpp. maintenant ñi nga xam ne dañu gis ne ñoom kat seen xeetu politique Idrissa Seck la gën a méngool ñi dem ànd ak moom ñi gis ne président Ousmane Sonko la gën a méngool ñi ñëw ànd ak président Ousmane Sonko chacun des deux camps va faire le plein de voix. Ce qui fait que deuxième tour buy am ce sera entre Idrissa Seck et président Ousmane Sonko. mais trois pôles maximum yooyu comme noonu ngeen ko bëggee parrainage bi yombal na leen mbir mi. mais xam nga parrainage ñun on reste constant dañu xeex lépp xam nga boo xoolee C25 mënoon nañu wax ne ñun kat wax dëgg yàlla suñu Bamba Massana jàll nañ ci parrainage bi suñu yoon nekku ci C25 mais dañu continuer xeex ak ñoom ba ci cëppaandaw ga ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci opposition bi peut-être te après trahir opposition bi kenn duñu ci boole ñuy wax ne Pastef les patriotes dafa xaaj yoon woo xam ne avec ou sans coalition deuxième tour bi dina ci bokk parce que sénégalais yi ñaari camp moo fi am mooy sénégalais yi nga xam ne dañoo suur këll ci système bi te ñoo ëpp téeméeri junni yoon ak sénégalais yi nga xam ne xëy na. lan mooy seen xayma. leer na ñoo ëpp téeméeri junni yoon. luy seen xayma non du ma dugg ci mbirum xayma. waaye ña toog seen kër Pastef da ngeen waxtu du ngeen génne ay firnde du ngeen génne kayit. ñun de buñ doon dañuy wax duñ génne firnde duñ génne kayit heure bii ñi ngi ndugg si duñ bokk ci élection yi ndax waa ji ku ko tiital mu jàpp tëj. seen siège bi ngeen ni dañ koo tojatee enquête bi fu mu toll. bon ñu ngi déglu wax dëgg yàlla police ak justice ñi def seen yoon donte sax ki yor justice génn na ne ñun ñoo ko tey dañuy victimiser wu et cetera xam nga justice bi moom kenn xamut lu mu doon ci biir dëkk. El Malick Ndiaye jaajëf ci waxtaan wi.